maaleykum mbokk Sénégal mbokk internet yi ñu ngi ziar bu wér bon di leen wax ne tey nag ñuy fii ci Bambey waaw ko xam Bambey xam ne mooy département bi nga xam ne moo nekk si Diourbel ñoo am fi final bu mag final boo xam ne parrain bi mu ngi tudd Ma Abdoulaye Fall waaw mu nekk sunu parrain tey ci final bi nga xam ne mooy opposé contre Yaakaar ak ASC Entente bu Bambey ñoo am fi final yu am solo nag mais nag gaa yaa ngi démarré guñ première bi heure bi mooy démarré si Yaakaar ak ASC Entente bon nag dinañ am nañ fi quelques autorités yoo xam ne on va essayer de donner aux autorités bon ñu am lu ñu si lancé par rapport balaa ñoo démarré ok. nori mbokki Sénégal bon tey ñu ngi ci final bi nga xam ne moom fii ci Bambey muy nekk final boo xam ne gars yi ñu ngi doon ko yàgg a xaar muy diggante ASC yu mag yii di ASC Yaakaar ak ASC Entente première heure bi deuxième heure bi ñoo am équipe bu am important contre ASC Avenir ak ASC Réveil de Bambey parrain bi nag kan la Ma Abdoulaye Fall lañ jox parrain boobu bon nag ñu ngi nii ak autorités yi boobu on va essayer di leen demander leen nan lañ waajee final bi ak nan lañ gisee final bi monsieur ñu ngi jaar. waaw ça va bien bon man président de zone la maay secrétaire administratif bu ODCAV Bambey maay aussi président commission sportive bu ORCAV bu Diourbel. ok waaw monsieur bon ñu ngi ziar bu wér léegi nag dañ lay laaj par rapport ak final bi noo ko gisee tey parce que parrain bu ñu def comme Ma Abdoulaye Fall war na final am war na gën a mën a yokku daal ak par rapport ambiance yi ñu gis noo ko gisee. waaw effectivement donc final comme d'habitude parce que def na ko daaw jéeg boole ñaari zone yi. donc loolu lu am solo la mu doon final bu mag soo gisee ampleur bi da ngay gis ne vraiment nit ñi teew nañ yàlla na yàlla def nag liñ ciy séntu yëpp mu am ci quoi. waaw mais première bi ñu ngi am ASC Yaakaar ak ASC Entente xam naa nag boobu final boobu première boobu dina saf noo xamee première boobu. bon ñoom ñaar xamante nañ ak ñaari équipe yu xamante lañ yàgg a daje. xam naa ne du yomb mais puisque c'est une finale et finale nee nañ dañ koy gagné donc kenn ku nekk ci ñoom mën na gagné. en tout cas daal c'est Bambey qui gagne. merci Bambey TV mu ngi lay remercier bu baax. ok waaw mu ngi woon noonu instant yi première heure bi ñu ngi ko. kii bi. laa ñëw maa lay fële ko bu nekk. c'est bon. waaw Modou Ndiaye. après jël ko waa pour interview bi. damay feeñaale wala duma feeñaale. waaw salaamaaleykum mbokk internet Sénégalaaleykum waa Sénégal. mu nekk un gars boo xam ne c'est solennel bon nag muy woon lii ak moom en direct ci Bambey TV ñoo la laaj monsieur Ma Abdoulaye Fall noo gisee final bi nga xam ne waa Bambey jël nañ la ko tuddeewaat la ko encore. déjà balaa may wax ci final dama leen di féliciter yéen waa Bambey TV maa ngi leen di suivre depuis quelque temps di gis liggéey bu rafet bi ngeen di def maa ngi leen di féliciter encore di leen encourager waaw di wax ni tey kontaan nañ trop parce que nga xew leen ñu wuy si la loolu rek doy na mbégte c'est une fête pour Bambey c'est 2 finales voilà 2 finales lañ jël 2 zones. waaw mais ñu xam ne nag tey ku dégg xam ne sa ASC mooy joué tey mooy ASC Réveil de Bambey moom mooy joué comme deuxième heure nan nga waajee ñooñu ak waa ASC Réveil ndax Ma Abdoulaye nekk jeune moo koo xam ne
daanaka final yi yàgg nañ la koy tuddee du benn yoon bii saa boo ñëwee defatuñu surprise tey nag on aimerait bien savoir surprise yi lan la tey. non en fait surprise mooy ñi ngeen fi gis bon man c'est la première fois El Hadj ñëw fekkee sama final bon le PM Souleymane Ndeye nag il m'a fait l'honneur de venir assister à cette finale loolu dafa nekk mbégte mu rëy ensuite gis nga artistes yi fi ñëw yëpp produire fi ñoom Didi ak ñoom Lahat bu Express bon loolu yëpp day wan ni ñun à part football bi final yi fête la pour Bambey dañuy fexe ñëpp gis ci seen bopp donc vraiment daal ñu ngi remercier ñëpp. ok waaw ñu ngi nekkoon noonu c'était Bambey TV moo doon la remercier parce que gis nañ sa taxawaay aussi tamit ci final yi di la encore une fois di la féliciter waat di la wax ne nag ngoon luy xew guddi. non guddi nañ bàyyi pour le moment duñu annoncé dara bu ñu paree vous verrez dina am aussi yeneen prestation incha allah. allez merci ma Abdoulaye. waaw xaaral baal. waaw kaay. asalaamaaleykum waa internet ci Bambey TV rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre saa su nekk tey ñu ànd ak yéen ci final bu mag bi waa ci stade de Bambey ASC Yaakaar ak Détente ñaari ASC yu opposé mais ba tey ñu ngi si waa ASC Yaakaar ak Détente ñoo nekk nii di présenté wu pour nekk ci terrain bi sama cameraman topp ma ñu xoolal kii supporters yi nan la ñuy dundee tey kii bi événement bi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay son. nan nga tudd. man Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop naka nga dundee tey événement bii nii. waaw xanaa kontaan parce que man dama jógee ba Dakar sama nijaay comme moom lañ parrainé bis bi tey ma ne dinaa ñëw rek fekk si bis bi def yi fi mbokk en tant que moom sportif la mu bokkut ak liggéeyam ak dara ndax dafa bëgg football bëgg sport. lii mu def nii tey wane na ko parce que dalal na gan yi comme ni leen war a danalee def na si lu mu si war def lépp waaw di ñaan suñu borom tamit yeggale lépp si alhamdulilah rabbil alamin. ci ban ASC nga àndal. waaw man de damaa ñëw rek def neutre ñëw maanaam daal que le meilleur gagne sportivement. neutre nga déplacé wu ba fii waxal rek am na foofar de am na foofar moom. waaw maanaam xam nga neutre maanaam que le meilleur gagne moom mooy lu gën daal. donc koy nëbb rek mais am na foofar waxal ak ñun rek. koo gis ku ne am na fu mu far waaye mais nañ def neutre rek. yow daal kon doo ñu wax daal yow ñi nga àndal yow. waaw ñëw te seetaan si rek fair play kese waay. baax na. ah. ñu ngi lay nuyu. waaw ça va. ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. événement bi tey nan nga koy. waaw bon nga jégal ma ko ñun amuñu droit wax quoi. kon yéen daal da ngeen déplacé wu seen kër yi ba fii te amu leen kenn ku ngeen àndal. ah. da ngeen déplacé wu seen kër yi ba fii te amu leen kenn ku ngeen àndal. waaw bon comme ñun on est arbitre bon dañoo war a neutre quoi. ah d'accord ok. naka nga tudd. man Babacar. Babacar. Babacar Dia. yow ban ASC nga ànd. non tey moom damaa ñëw seetaan si rek sama ASC footballul quoi. yéen man tey joomiwu ma ku ma wax nga ne ma dama ñëw seetaan si rek mais ku jógee sa kër ba fii am na lu la yëkkati. fan nga ànd. sama benn équipe bu xarit laay seetaan si quoi avenir. sa xarit mais soo waxalee yàlla rek tax yow am na lu la yëkkati ñaari ASC am na koo xam ne nii moom nga àndal loolu lañ bëggoon xam. non deuxième heure bi laay supporté quoi avenir. deuxième heure ah d'accord. avenir laay supporté quoi. d'accord. ak yéen tey ci festival bi jéggi na dayoo trop ñu ànd ak benn ci fête bi. Yaakaare yaakaare yaakaare. waaye lii neex na maa nan nga tudd naka nga tudd. Aliou Faye. yow si ban ASC nga. ASC yaakaar na ni supporté barke Serigne Bamba. yaakaar ngeen ne yéen yaakaar ngeen ne ndam li yéen a koy gañ. waaye tey jii jom fit fula moo ñu gagné barke Serigne Bamba. tey bu
ca koñ ba bilaa wala taalaay maire yëpp dañoo sonn fi. terminé sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaye ñu ngi lay fay bu raw. naka nga tudd. Badou ah. Badou naka nga tudd. Badou Touré. Ba Abdoulaye. Badou Touré. Badou Touré yow lan moo la yëkkati fii ñan nga ànd. dama ñëw supporter sama ASC Yaakaar buy finalu tay deuxième édition daaw dañ ko jëloon cadet senior yi passe démb ñu def yàlla def ñu door suñu cadet mais dañu ñëwaat imposé waat pour jëlaat liñ moom dañuy confirmer ren dañ koy jëlaat tay. naka nga wax sa ASC Yaakaar wala. Yaakaar da Bambey. mais yéen waa ASC Yaakaar tey da ngeen ñëw ak victoire de. da ngeen a gëm seen bopp. ku ñu xam-xam ne ñun nii lañ mel ñun ambiance la ñuy dund dañuy ñëw dund ambiance fubal gagné ñibbi c'est la fête quoi. kon daal yéen gëm ngeen ne tey yéen victoire bi yéen a ko. dañ koy yóbbu incha allah. ah bon dégg naa ASC d'attente ay Lion ñoo fa nekk de. fan waa Antaan. xamante nañ loolu du mat. ah xamante ngeen ah waa li. mbégte rek ñun c'est le bége ah. waa ngeen ban artiste ngeen bëgg a tànn comme tey su ngeen ko gagné. non loolu moom nag dafa am loo gis dafa am. dama dégg waa Fene Wally Seck yéen est-ce que am ngeen doole Wally Seck pour andi ko fii su ngeen gagné. ñun Empire Yaakaar Empire la ñuy woowee. ah bon. waaw incha allah jaajëf yaa. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. nga tudd naan. Maam Thierno. Maam Thierno. waaw. Maam Thierno yow lan moo la motivé ba nga ñëw ci final bi tey teewa ko. waaw parce que dama woon a ànd ak gars yi depuis bi ñuy commencé saison bi parcours bi ba est-ce que fii nii mag gars yi ñoo ko doon ànd waaw ma nekk si seen supporters yi nekk tamit ci ñuy ànd ak ñoom seen préparatifs yi ak affaire yooyu yëpp léegi ñu def parcours bu baax ba est-ce que final bi léegi war a ñëw jël si coupe bi faaw ma c'est normal ma ànd ak ñoom tamit. mais si je me trompe pas je pense que ne deuxième heure bi yéen ay joué. waaw ñu ñooy joué waaw kon. ASC Réveil. ASC Réveil kon ASC Avenir. mais tey su ngeen demoon ba jël final bi lan ngeen di yëg. ah waaw na neex trop de moom parce que kuy football tamit nawet daan lii moo tax ngay football quoi pour esquiver fii nii final jël ko final bi yóbbu ko sa koñ si gës sa waa koñ loolu moo tax ngay football quoi waaw loolu moo tax kuy def nawet daan moom parcours bu baax rek ngay ñaan ñëw final jël ko yóbbu ko sa koñ bég sa supporter bég sa dirigeant yi bég ñëpp bég quoi waaw loolu moo tax. kon daal ñu ngi leen di ñaanal victoire ak jàmm. amiin waaw amiin waaw. fii tey ci stade Demba ma ànd ak sama jigéen ñu ñaawul ñu rafet macha allah def seen sañse yu baax soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw. naka nga tudd. Awa. yow tey ban ASC ngay supporté. Yaakaar. attends. Yaakaar. ASC Yaakaar. ah man noonu naa ASC Yaakaar waa ASC Yaakaar côté bële la. léegi yéen lan moo leen andi fii tey. ah ñoo supporté lan ngeen di xaar ci seen joueurs yi. ñu gagné. ñu gagné tey suñ gagné nan ngeen koy savouré. surprise lay doon après. ah. surprise lay doon après. ah surprise lay doon mais surprise bi war ngeen nu cee mën a ñamal tuuti. non non. ah def ko surprise. ngeen def ko daal surprise. waa acca ba tey mën naa nekk soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey ASC Yaakaar ngeen di. ah xam nga rek ñu joué fula ak fayda rek jël ndam li loolu kese incha allah. mais waa ASC Yaakaar tey dañoo ñëw ak rigueur de yéen da ngeen gëm seen bopp da ngeen yaakaar ne yéen final bi yéen a koy jël. noonu la kenn du dem xare naan damay dee sooy dem xare dangay àndaale confiance xam nga rek am. ah loolu foor na. waaw loolu la. daal bëgg naa ñu gëm seen bopp yéen daal da ngeen ñëw ak seen gëm seen bopp bu bëri doole. loolu la noonu la fa demee rek. tey bu ngeen jëlee victoire bi nan ngeen koy savourer. ah li ci des suite bi après la rek suite bi après la. yéen gis ngeen nag bu leen ma yab ay surprise du ngeen ci wax tuuti. non ci kanam incha allah. surprise. yëpp benn la que le meilleur gagne la rek. ah comme vous voudrez kon baax na ñu ngi leen di jaajëfal. final ASC de
D'attente ak ASC Yaakaar ñu ànd ak benn kilifa bu nekk nii tonton naka nga def. maa ngi fi. noo tudd. Assane Lay. Assane Lay. Assane Lay lan moo la andi fii. xanaa bokk ak Mame Ablaye muy sama géer ma ne historien enseignant chercheur nekk ci département de Bambey ñëw nag ànd ak moom jàppale si ko ci bis bi ànd ak soxnaam su baax si di fàjje nga xam ne yàqu dara bis bi doon bis bu rëy tey ci Bambey Ablaye woote looloo ma indi ci bis bi. voilà boo ñëwee ci bis bi ñu gis ne que am na lu la yëkkati ci ñaari ASC yi nga xam ne ñoo nekk nii di jouer ci terrain bi ñan nga ci àndal. ASC yi que le meilleur gagne rek laay wax ndax lépp Bambey la ndam li Bambey la du génn Bambey que le meilleur gagne. mais soo déplacé woo ba fii au fond ci sa biir xool am na koo xam ne nii benn ASC boo xam ne nii moom nga àndal loolu lañ bëggoon. waaw man na xàmmeewu ma ñuy football sax man historien la histoire la waaye Ablaye daal du wootee bis mu war a mën a rëy. yow dafa mel ni tey fête bi neex na ci yow tey de. waaw sama xol sedd na guy ndax dama amul lu dul Ablaye kon do Ablaye wootee damay kontaan ndax manel ko du ngoy maama ma dalaloon sama maam soxnaam siit wëlbatiku Massar Koumba Ndiallo di maamam ma bu am ci ñaari cër am ko ci Ablaye ndax yéen li manel ko du ngoy burub Sambe ba Mbayaar ak Njaareem waaye am ko ci Fafa mi ndax maam ab sa Koumba Ndiallo ak Massar Koumba Ndiallo maaleykum ak may sa Ndiaye ma di mbalaxe. mais yow tey dafa mel ni gis naa la fee ngay tagg ay maam di def n'importe quoi ma bëggoon ci am ay leer. waaye nag booba Souleymane Ndéné dafa ñëw toog ministre Dame Diop yónnee et tant d'autres te xañ na ñoom dañu xam ni ñu bokkee ma doon ko leeral ndax maamam laay mbokkum Sénégal la ku ko woy wëndeelu kër ndey kër baay barakuli mbabaay maamam ca Waalo demel may sa teen di joor ay maamam ci Bawol ak Kajoor Ngoone Laatiir may sa teen di joor teñ la déggen faali kumatin jonaay bi jàmbor la déggen no sam mais si teñ liwee ji lak sukaa bi ngoone jeey ci asin mi ci mbandi ci lambaay calaw lan jënde gella waar bi teñ ca ndee la njaay jaafuñ bi bar jaag la ndeera paaral amari ngoone sobel mi dàqale Kajoor ak Bawol lii neex na waa sa kàddu gu mujj. xanaa di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi feet gi yàlla na jeex ci jàmm. final fii nii si Bambey waa ASC Yaakaar ak D'attente ñoo nekk nii di jouer ñu ànd ak benn personnalité fii toog Mbaye Ndiaye ñu ngi lay. soxna si maa ngi lay fay di nuyu waa Bambey TV merci maa ngi lay fay di nuyu waa Bambey TV. Mbaye Ndiaye tey lan mooy sa taxawaay fii nii tey ci final bi. waaw jërëjëf soxna si sama teewaay si final bi d'abord dama ñëw ànd ak sama rak sama xarit sama mag Mame Ablaye Fall di kenn ci man pour ñëw ànd ak moom mais en même temps ñëwaale aussi pour représenter fi aussi monsieur le ministre Mor Ngom di mag aussi di xarit ci Ablaye Fall. tey fête bi nan nga ko dundee tey. waaw xam nga bëgg rek parce que man d'abord dama nekk produit nawetaan parce que tey jàpp naa ni lépp lu ma am wala lépp lu ma mën. ci responsabilité nawetaan daf ci jouer lu bari parce que dama nekkoon président zone nekkoon joueur en tout cas évoluer dans le mouvement nawetaan à tous les niveaux donc nag kon fête gi
autorité yooyu ñu fa fekk jël nañ leen waxtaan nañoo ak ñoom ku ci nekk laaj nañ la sa digganteeg Ma Abdoulaye Fall ba waral nga ñëw teewal ko ci bësam bi ba ci rawatina ñii suñu ginnaaw nga xam ne ñooy 12e gaynde ñoo taara équipe nationale bu Sénégal yaakaar naa fépp fu Sénégal di dem ñoom ñii suñu demul day mel ni dara amu fa te sax mënuñoo dem sans ñoom ñooy dem gaynde yi ñëw ñu défendre suñuy couleur kii ñu taxawal di kenn ci ñoom nekk seen président ñu koy laaj tey lan la yëg bi mu ñëwee ci Bambey ak digganteem ak Ma Abdoulaye Fall ba tax mu ñëw fii xam naa ne nag lépp sport moo ko ëmb waaye tamit am na diggante yu mën a jaar ba waral lii tey ndax ku ne xam ne tey samedi bi dafa saturé dëkk bi bari na ay événement mais déplacement bi du n'importe qui lañ koy defal kon dañ koy laaj rek lim yëg tey ci Bambey ginnaaw bu mu présenté woo ba pare. waaw Seydina Issa Laye Diop di président 12e Gaïndé mais tey dañoo am mbégte bu rëy ñëw fii tey ci Bambey Bambey di dëkku histoire waaye dëkku sport mais dëkku sportif mais dëkk boo xam ne dafa bind histoire am si taarixu Sénégal ci nit ñi ko composé nit des valeurs sûres mais tey sunu invitation fii dañu nekk lu rëy lu ñu rafetlu dañu ñëw fekk ki nga xam ne mooy président de la Ligue de Diourbel mu nekk une valeur sûre du sport sénégalais ku ñu xam ne ñun duñu déplacé wu n'importe comment et n'importe où mais suñu ñëw bi fii dafa am lu ko war a olof tani soo ne sama waa ji xamul nu ma koy def ni la waa ji def moo tax mais ñu am ay relation particulière ak tey ki nga xam ne mooy le président de la Ligue de Diourbel di inspecteur du trésor du pays général de Abdoulaye Fall dafa dépassé cadre sport parce que moom dafa am ay valeurs yu muy incarné muy sens élevé de patriotisme muy degré de responsabilité sens de devoir te yooyu ay valeurs yoo xam ne dañ koy partagé ak moom ndax 12e Gaïndé association boo xam ne day promouvoir les valeurs civiques et citoyennes et sportives tey bu ñu invité dañ fa war a ñëw mais dañu am kontaan bu rëy ndax boo xoolee c'est le monde du sport sénégalais moo fa déplacé wu gis nañ fa ay autorités sportives gis nañ fa ay légendes sportives mais tey 12e Gaïndé dafa ñëw clôturer la chose mais loolu boo amee parce que c'est l'homme d'abord Abdoulaye Fall voilà un jeune boo xam ne plein de valeurs mais aussi am lu xam ne dañ koy tiitaroo ndax kenn ku ne bëggoon na mu nekk sa doom tey bu ne ba waa CAF nga copte seen commission audit parce que non seulement xam-xamam la waaye jubam transparent mais aussi devoir de responsabilité am moo la tey ñu ñëw déplacé wu non seulement pour témoigner suñu relation ak moom waaye aussi pour ñëw fekk bi ak waa Bambey ak waa Diourbel yëpp région bi yëpp xamal leen ni tey 12e Gaïndé dafa bokk si ñoom ñoo bokk biir 12e Gaïndé donc suñu déplacement c'est tout à fait normal mais heureusement biñ ñëwee fii gis nañ fi tey public bi ni mu mel stade bi ni mu fees depuis suba ba léegi activité yi am nga wane tey fii am na symbiose entre les jeunes mais aussi le monde du sport ici s'est réuni ici à Diourbel pour dire merci à un homme qui s'appelle Abdoulaye Fall. jërëjëf kàddu yi rafet na macha allah ku gis ambiance bi xam ne ñoom tamit kenn dewuñu des lu mel nii ab dëkk daf koy bëgg su ko doomi dëkkam dee def du def lu di ko sant di ko jaajëfal di leen wax bienvenue à Bambey doomu Bambey yëpp kontaan nañ ñu ngi leen di ñaanal ñu continuer match bi ci jàmm ci yeneen événement. ñu ngi remercier vraiment ci waa Bambey yëpp si accueil bi depuis bi ñu duggee ci dëkk bi ba léegi accueil bi mais bi ñu ñëwee aussi ñu fekk fi madame Fall derrière tout grand homme il y a une grande dame mais merci encore à madame Fall de l'accueil de l'hospitalité mais loolu nag teraanga Bambey la. merci beaucoup.
Allez, Fallou Kébé. Voilà, M. Fallou Kébé est demandé pour remettre le trophée. M. Fallou Kébé est demandé pour remettre le trophée. Voilà, merci. Voilà, merci. Et bravo au cadet de l'ASC Bokoudof. Une enveloppe de 200 000 plus un trophée offert par Monsieur le Président Abdoulaye Assou Cissé, merci. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président Silaguet. Voilà, merci. Qui bénéficie d'une enveloppe financière de 100 000 francs dont jeu de maillot offert par M. Abdoulaye Fall, président de la Ligue de football et parrain de cette finale. Merci Président. Ah oui. Bravo. Maintenant, c'est au tour. soo ko tooñee mu duma la foo fekk am ngay am ragal lay doon joxe baa bi laay la non te nekkoon ci ay maama ma ne Kodou Ngay moo nekk ci moom événement bi ni mu démarré depuis ce matin ñu ngi woon Kër Mablaye Fall gis nañ fi autorités yi gis nañ ñëpp nga gis ci stade bi nee naa la ambiance totale nga fi am 12e gaynde ñëw nañ supporté nañ final bi nga xam ne mooy première heure bi mu ngi doon nekk diggante Entente ak Yaakaar boo gisee ñii taxaw nag nga xam ne ci dirigeant Yaakaar yi lañ bokk ñoom ñoomu ne 2-0 2-1 sama xol dafa xaw a tàng xam nga Entente laa dëkk moo tax Sall mu ngi nii sama loxo bi ci topp Modou mu ngi ci Ama mu ngi fii ñu ngi nii coach bi gis nga ko mu ngi nii ci ginnaaw di feeñ xam naa ne nag ñu mystique lañ moo tax ñu dóor sama ASC bi mais sinon kon duñ ci génnee noonu dañ leen di wax rek lan ngeen yëg tey ci contentement bi nga xamee ne ambiance bi mel na nii ci stade bi ngeen ñëw am ndam nar a ñibbi ak victoire lan ngeen yëg tey. waaw ami lii ku ne neexul moom danga see bokkul moom wax dëgg fa yàlla wax dëgg kontaan nañ trop tey kenn ku ne lii ngay ñaan yàlla mën naa ne nga seex ak say morom yàlla may la ndam tamit lii dafa neex wante nañ jàpp ne tamit ñoom ñu yàlla xañ yàlla moo dogale noonu démérité wuñ yàlla moo doxal noonu quoi lii nag neex na trop final fête la te lii sax dañ koo tàmm d'ailleurs parce que daaw ñun ñoo ko jël kon buñ ko jëlaatee ren tamit mën naa ne tamit duggulee daal lii neex na daal surtout ma jëlee ko si yow sax yow dégg nga li mu wax nee na gis nga Dakar day saf ñaari yoon jël na ko daaw jël ko ren mais bàyyil ba déwén incha allah déwén moom du ngeen ci rëcc noonu Modou mu ngi nii sama wet moom tamit dañ koy wax rek ban sentiment de plaisir et de bonheur la am tey jii nga xamante jël nañ final bi ñoom ASC
yaakaar. waaw mais comme ni ko président waxee rek waaw kontaan xam ne loo xamante ni min nañ ko la du guleet su ñun daaw yàlla dogal na ñu fubal ko gagné ko mu neexee nii ren mu dàqewaat nii si ñun ñu koy sant borom bi rek di wax di courage waa Entente xam ne kat xëccoo moom moo demee noonu foog kenn jël ndam li moom fu mu jaar féete fenn mais ñu leen di encouragé ñu gën a waaj gën a defaru parce que équipe boo xamante ne la bu am talent la bu baax wax dëgg yàlla Bambey gépp lañ ko nangul mais nag yàlla mooy dogaleel noonu xëccoo la woon yàlla jox ñu ndam ñu koy sant bu baax di leen sant yéen seen taxawaay parce que lii wax dëgg ñu ngi koy rafetlu Bambey trop lii moom ñu ngi leen di ñaanal mu jom sa kaw sa kanam rek si lu baax incha allah noonu lay demee jaajëf. wax ji rafet na kàddu yi rafet na max la fair play la que le meilleur gagne kii day gagné ñu kontaan ci moom keneen ki tamit dañ naan ko rek daa di muñal tuuti rek mais gaawul ñu ngi ci 3e personne bi gis nga ko moom nii tamit moom tamit mu bokk ci dirigeant yi ba tey mais man li may wax nii yëpp na nga xam ne sama xol seddu daal dama leen a mere tuuti mere noonu mais xam nga rek mënu ma leen ko woon damay bàyyi ba déwén ma gagné leen loo yëg tey. waaw avant tout dañuy dellu sant yàlla sunu borom. bam ñu may wér-gu-yaram ak fanu gudd ba ñu fekkee bu daaw bi ren it ñu mën ko assister waat yàlla may ñu amaat victoire comme d'habitude lii moom duñ na guleet si yaakaar parce que ASC la boo xamee ñun ñi ngay gis ni ñun ñoo ko yore amuñu benn koo xamee moo nekk suñu ginnaaw duñu soutenir ñun ñooy def ak suñuy faible moyen kon bu ñu yàlla dimbalee ñu doon vainqueur trophée daaw ren ñu doonal ko peut-être man damay di wax ne ñun suñu jaan wàcc na ñu ngi gën a santat yàlla bu baax yàlla may ñu feete ko si jàmm kenn bañ a manqué ñu ngi gërëm ñëpp nag sunu paa yeeg maire yi nekk ñëpp sunu ginnaaw di ñu ñaanal ñu ngi leen di sant di leen gërëm kontaan nañ wax dëgg fa yàlla kontaan nañ que la fête soit belle. merci beaucoup kaddu yi rafet na waaye équipe bi nga xam ne ñoom ñoo dugg ci biir joué max bi ba gagné. dégg nga nee nañ la fair play gis nga fair play biñ la doon wax léegi nii moo am fii boo gisee asfaal yi ñu ngi mii nga gis mooy capitaine Entente gis nga dañ ko jëli indi ko mu ngi wax ak 100 francs parce que Bambey bu kenn gagné rek mel na ni ñëpp ñoo gagné bo yaakaar moo gagné mais dafa mel ni Entente moo gagné parce que duñu génne coupe bi fenn fii lay desaat suñu biir équipe bu ci doon dem di compétir pour Bambey ñi ci des ñëpp dañuy ànd dem jëmmal la taxawal la supporter la kon as buñ la waxee di courage ba pare bëgg nañ nga sànni si ngeen kàddu rek. waaw Ami jërëjëf doolee sant yàlla rek bam ñu maye ak kattan ak tan ñu ñëw football final bi football lañ ko si jàmm ak salaam damay profité di féliciter ASC Yaakaar waaw di leen ñaanal victoire mu jég leen si jàmm ak salaam affaire yi nag football moo demee noonu dañ daan gagné di gagné bu defee yàlla bu ñëwee ñu gagné dañ koy sant yàlla bu déwénee tamit ñu dem préparé jéem a ñëwaat final loolu kese la quoi. kaddu yi rafet na kon déwén yal na leen yàlla jox final bi tam doon la gën ci yéen di wax ASC bi yëpp rek nañ jug fair play waa taxaw lu tax ngeen door ñu mënoo leen woon a may rek ñu égaliser sax suñ demee ba séedi ngeen doon ñoo gañ yéen ñi ngeen ma def naqari na wa de sama rakk yaa ngi daanuy ra ñun akay waajaluñ ko sax bu ko waajaloon ngeen def yéen bu ngeen ko waajalee may combat ngeen dootoo leen ñëw stade wasalaam gis ngeen ASC bi nekkoon ci biir léegi muy waa Yaakaar joueur yu am jom yi ñoo nekkoon ci biir nee naa la kenn ñàkku jom nag ndax ñoom ñëpp fair play lañ doon def dañ doon football macha allah mais joueurs yi nga gis ñi nga xam ne ñoo dugal 2 buts à 1 maa ngi ci taxaw kenn koo xam ne mooy numéro 12 numéro 15 bi gis nga ko mu ngi nii moom ne mere naa leen. mere naa leen lu tax ngeen def lii. non mais final la rek. mais du ngeen ñu may sax ñu 2-2. mais ñu 2-2. buñ demee ba séedi waaw buñ demee ba séedi ngeen dóor. non mënul leen ci loolu. da ngeen a xaw a ragal. non ragal ñu leen bu baax. waaw mais kontaan nañu bu baax quoi kontaan nañu foofu bi neex na trop quoi am na fair play que le meilleur yàlla dogal nañ ñoo gagné mais tamit benn équipe bi n'a pas démérité quoi ñu leen di ñaanal déwén tamit ñu gën a yokk liggéey bi yàlla tamit mun na dogal ñoo tamit ñu jël am tuuti trophée bi quoi waaw kontaan naa ci trop. kontaan nañ jërëjëf yàlla na ngeen ko mérito foofu. asalaamaaleykum gis ngeen ginnaaw génn nañ ci premier temps bi nga xam ne Entente la woon ak ASC Yaakaar ginnaaw nag ba ASC Yaakaar amee 2 buts à 1 ci ASC Entente gis nga dañoo dikkaat ci deuxième finale bi muy ASC Raveil ak ASC Avenir gis ngeen nag ñi ci sama wet ñii boo leen gisee dëgg neexul nga xam ne ginnaaw raay lañ dëkk xale yi sàjj nañ foor nee naa di def nañ seen jiin yu am jom daal di def seen body yu baax takk seen i cheveux bàyyi mu glissé rek nee naa la ñu semi ondulé seen yaram xale yi dañ koo frisé redd ko nee naa la ñu ko ca bëre waaye yéen li ngeen def baaxee boo leen ko. déedéet ngeen supporté si. ñoo ngi nii rek. supporté si kan. waa Raveil. waa Raveil. waaw yow fan nga dëkk ci Raveil. Raveil TV.
si côté lii rek nga supporté see. waaw kontaan nañ waa jëlal ma borom nu waa tournée lii laa bëgg ci waa dégg xale rave yaa ngi nii dañoo sàjj daal di ñëw supporté si mbaa xeeboo li nga def. non non xeebu ma ko. noo tudd Kumbaadam. Kumbaadam waaw. rave rek nga bëgg mu koy. rave pur rek. bësal baaraam bañ daw ba ci kanam. xoolal mama ngi nii. waaw xale sa tool baax na. yii ñuy def moo tax dama leen a xaw a ragal. may la yegg damay du ma sol dama koy summi. parce que xale yi dañoo soxor. rave ngeen supporté si nii. waaw def seen audience yu baax. maa da ngeen di dund avenir. ah waaw ñu ngi dund ambiance instant bi moom. di xaar victoire ren mën a dem. waaw foofa toj koñ ba wàcc ba zéro dañuy stand by ba ci neexul xale bi dafa sàjj ci kaw ba ci suuf moom ci sañse rek lay dox xoolal blazer am nam ko génnee daal di pillal tànkam taxaw sama góoru bopp bi nga xam ne maa ko war a fekk Jurbel Baye lan moo waral sa déplacement sa dérangement ba ci bés bi tey. waaw xam nga dañ ne lu yàgg dëgg la te Bambey ba ma fii ñëw damaa nekk lu ndaw ñu uuf ma yiir ma yaatal ma ba tey ma toll nii. kon tey ju fi bis bu toll ni amee ma Ablaye war koo def ñu bokk ak moom koñ ñu dëkk ci koñ ba kon waruñoo def luñ munti jàpp dañ ko war a mën a dagg déplacé wu tey ñëw Bambey ndax tey Bambey moo xewle tey moom damaa kontaan ndax tey gis naa ñëpp. dëgg neexu nee na gis na ñëpp waaye koo sàjj li ban ASC. non man moom xam nga ne ambassadeur la Bambey. sañ ta wax dara waaw man ambassadeur la Bambey ñëpp ma bëgg ma bëgg ñëpp konetu la sañ tax fi mu far waaye dinaa leen ko wax ci kanam toog leen di xool leen sant kontaan naa trop si affaire bi waaj nañu suñu final yàlla def bañ koy waaj nag amoon na lu ñu metti trop mais teew dañ ko muñ gëm yàlla xam ne ndogal la rek ñu bës suñu xol ñëw football si yàlla defal ñu ndam lu rëy nag kontaan si ñëpp kontaan si dirigeant yi ñëpp bàyyiwuma kenn mag ñi ñu jàppale sama ñoom yaay sama maam yi sama ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp daal ak sama waa groupe daal kontaan naa daal si ñëpp mënu maa wax sama xol moo fees gis ngeen sax yéen a ngi dégg voix bi nii mooy loolu mais kontaan naa trop si ASC Yaakaar félicitations ñëpp daal bàyyiwuma kenn surtout joueurs yi def nañ lu ñu mën football la mais teewut mooy loolu affaire bi moom détermination rek te feeñ na si terrain bi merci beaucoup sant naa ñëpp tey soo leen gisee fi waa Yaakaar génn xale yu jigéen ñi Dev moo fi jaar Dev Pro daaw defar nañ noonu mu neex ren mu ñëwaat def comme nii ñu génn daal fu nooy joueurs yi gis ko mën a football supporters yi kontaan ñëpp kontaan maa ngi remercier Dev bu baax parce que tamit dégg na ci lu ne mais teewut mu dëgg ay tànkam xulli ay bëtam xam ne daaw moo si jàppoon ren tamit mu jàppaat si macha allah kontaan naa si moom gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp merci Yaakaar déwén tamit ngeen defaat lii merci beaucoup Yaakaar mooy dirigé. Normalmente hay que pensar foo jëm ni da ngay wéeri na le topp seen ginnaaw Xaadim bu ko génn